suñu waxtaan nag te waxuñu ci centrale à charbon ñu bëggoon a xam instant bi lan moo téye centrale. waaw centrale bi li ko téye yëpp du dara mooy dafa doon loo xamante ne Bargny sa départ ba wax nañ ne carrément bëgguñu centrale à charbon ci biir waxu xale yi am na ñoo xamante ne doon nañu wax ne du fi mas a tàkke te yaakaar naa ne am na loo xamante ne boo ko bëggee def ci dëkk da ngay fexe am la nga xamante ne mooy accord population yi. waaw parce que am na ñoo xamante ne bu ñuy xeex da ngay gis ne ñii dañuy xeex mais am na ñoo xamante ne bu ñuy xeex doo leen gis te li leen gàllankoor yëpp si ñiy xeex te gisuñu leen yaakaar naa ne foofu la mbir mi ne loolu moo tax affaire bi aussi nekk ci ay jafe-jafe ba léegi mënta tàkk ba nuñ ko bëggee woon ñu amee ko noonu. ñu pare si centrale bi ñu ne ñu ngi ñuy defaral port boobu nga xamante ne mu ngi jëm si waat ci Bargny tamit. ak usine de fer ndax yéen a ngi siy soo jeunesse su Bargny ba tey. waaw bon xam nga port bi d'accord c'est une bonne chose mais li nga xamante ne mooy usine bi aussi booy xool fa nga xamante ne fa la ñu ko bëgg a def wax fa dëgg yàlla du place am parce que bu fekkente ne au niveau de Diamniadio dafa am zone économique spéciale. ñu di ko wax ZES yaakaar naa ne jaratul uniquement pour usine Tosali ñuy jël ay hectares fii di ko def benn zone économique spéciale donc pourquoi pas usine bi mën nañu ko yóbbu fa nga xamante ne mooy pôle urbain de Diamniadio ba nga xamante ne tey jii implanté nañ fa benn zone économique spéciale je pense que war nañ ko mën a yóbbu foofu parce que li am Sénégal fii rek nga koy gisee. moi j'ai fait Dubaï. tey jii Dubaï li nga xamante ne mooy structure de santé yi dañu am benn zone spéciale boo xamante ne ñoom rek ñoo fa ne tey nga xool li nga xamante ne mooy industrie am ay périmètres yoo xamante ne ñoom rek ñoo fa ne li nga xamante ne mooy éducation enseignement am ay zones yoo xamante ne spéciale rek aussi foofu lañu ne mais fii rek ngay gis ay Sénégal ñu jël ay nit yu yor ay dëkkuwaay ñu koy jaxase ay industrie ak yu kenn xamul te ñëpp xam nañ ne aussi vraiment loolu aussi mënta ànd donc nag te au fur et à mesure aussi ñu defee ay usines nit ñi tam aussi dëkk bu yàggee nit ñi tam aussi du ñu mën a dem ba dëkk ak li nga xamante ne mooy industrie yi nga xamante ne ñoo nekk ci booru dëkkuwaayu doomu aadama yi. donc loolu mënta ànd tey jii boo amoon message booy lancé monsieur le maire pour que mu xoolaat ni muy defee. lan nga koy wax. non message bi may lancé sax ne nga ne naa moom lay lancé monsieur le maire bon du ma ko lancé monsieur le maire dama koy lancé le président de la République du Sénégal waaw que ne tey jii suuf si nga xamante ne tey jii moom lay joxe na fexe ba def la part des choses ñu jéem a am ay zones spéciales yoo xamante ne lépp lu jëm enseignement fa la ñu koy def ba duñu xatal kenn lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu industrie aussi vraiment ñu def ci ay zones yoo xamante ne ñoom rek ñoo fay nekk parce que yaakaar naa ne nit buy bokkee lu ñuy yëngatu di ko def yaakaar naa ne kenn du perturber kenn du déranger kenn mais liy indi perturbation yi ak dérangement yi dañuy boole ñaar yu bokkul bëgg leen dëkkale ci benn place te loolu loo xamante ne lu war a mën a nekk la waaw donc nag loolu il faut que aussi état bi jéem a xool aussi nan lay organiser wu sur le plan planning ba nga xamante ne lu ci nekk rek dañuy xool lu mu mën a àndal ñu nekk ci benn place ainsi de suite loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne coow yi nga xamante ne moom ngay gis nii loolu bu ñu ko defoon coow yooyu du mën a am et que ñun ñëpp dañu nekk si jàmm. jàpp nañ ne suñu président de la république dina jot si message bi te dina ci bàyyi xel xanaa rek ñu dina bàyyi nga wax ak jeunesse su Bargny bi nga xamante ne nii ñoon ànd di liggéey ak monsieur Djibril Faye te nga bàyyi ni sa kàddu bu mujj. bon xanaa li may wax jeunesse su Bargny bi rek ñu xam ne ñun xeex bi ñu xeexuñu ko pour suñu bopp dañ koy xeex pour que Bargny nekk dans les meilleures conditions possibles. te nag aussi buñ ne àllëg jeune moo tax ñu koy wax di wax ne nag cause bi nga xamante ne moom la ñu nekk ñu ngi woo toute la jeunesse bargnoise ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ba nga xamante ne lii nga xamante ne mooy maire bi àllëg ni si bëri yàlla mën nañ ko teg suñu loxo ba li nga xamante ne mooy suñu tiis ak suñu naxar boobu man fi jeex
parce que man day wax ne dëkk boo ci nekkee naan lii dafi war a jógee lii dafi war a am da ngay fexe li nga xamante ne mooy appareil de contrôle bi nga jëm ko téye sa loxo te tey jii Bargny l'appareil de contrôle c'est la mairie de Bargny yaakaar naa ne ñu yàlla defee ñu téye ko ñu ànd ak ñi nga xamante ne tey jii même volonté bi yi nga xamante ne moom la ñu am même volonté bi nga xamante ne moom la ñu am ko yaakaar naa ne bu fekkente ne boole nañu suñuy xel ak suñuy xalaat dëppale ko yaakaar naa ne fi ñu bëgg a Bargny yegg incha allah bu neexee yàlla Bargny dana fa yegg te bu neexee yàlla aussi dana jëm kanam bu baax a baax. incha allah sa mot de la fin. bon xanaa di leen sant bu baax di leen gërëm si dalal bi nga xamante ne moom ngeen ma dalal si seen émission bi nga xamante ne seen télévision li ñor askan bi si seen de télévision bi nga xamante ne mooy Coumba Lamb TV vraiment di kontaan si yéen di leen sant di leen gërëm di leen wax ne aussi sama sant ak sama gërëm bu ngeen demee jotal ma ki nga xamante ne mooy kilifa gi mu wàcceel ma ko si personnel bi nga xamante ne moo nekk suuf a suuf di rafetlu aussi seen liggéey di rafetlu aussi seen pas-pas vraiment di leen ñaanal yàlla aussi seen liggéey ak fa ngeen bëgg a yëg yëpp yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla taxaw ba li nga xamante ne mooy seen objectif si chaîne de télévision bi nga xamante ne moom ngeen yor bon vraiment yàlla na leen fa yàlla yeggal ba ngeen loolu seen jot quoi. amiin jërëjëf monsieur le maire kon mbokk ak xarit yi doon bàyyi xel seen télévision Coumba Lamb TV lii moo nekkoon seen émission li ñor askan wi xanaa rek di leen jaajëfal di jaajëfal sama technicien bu ñaawul bii Mara di ko jaajëfal lu bëree bëri moom lépp lu naayes rek moom la kon Mara jëlal loolu ñu di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.